am na ay xew-xew ci dund yi kenn mënul dara léeg-léeg situation yi rëcc ñu complètement su ngeen xamoon li ci biir jotaayu anniversaire u sama sœur la ma fekk lépp sama kanam la amee waaye gis ma tus Moussa sama frère. Bouba. déglu am naa benn vin pour yow. Oh merci merci. Quoi? Attends relax quoi relax. sa anniversaire sœur la mën nga naan ak ñun tuuti quand même. waaw mais dama war a teel a jël avion pour Abidjan. ah Moussa yow da ngay dellu xel. non te xam nga gérer restaurant de luxe c'est comme yor doom pour mu grandir. dafay bëgg a gis papam. écoute Moussa kon ñu gisee léegi d'accord ay goro la ñuy doon kon foog ñu wax ci. ok defal lu gaaw léegi ma dem te maa ngi ak téléphone Anta. allo. Anta. non du Anta man la frère am allo. allo. oui. dama yor cadeau pour Anta mën naa wax ak moom. waaw. dañu ma wax ma remettre cadeau bi Anta mi ngi jógee si Cher. suis son frère moom dafa occupé. waaw ki Anta la actrice bi. dafa gën a rafet. jox ma ko naa ko remettre sans problème. wóolu ma dina jot si sa cadeau. non. bii moom dama koy garder Moussa. yow yaa ñëw livré tey. ñaata at nga am. 16 ans madame. jaajëf. Magu jàmbur. ca boobu instant waat naa ne xale bu góor bi rekk laa bëggoon a xoj moom moo livré cocaïne bi rey sama sœur xamuma woon ni sama naqar àdduna fii lee tàmbali salaamaaleykum dañoo bëggoon waxtaan ak Moussa. nga ne. waaw Moussa. ci biti attends. papa looy def nii samay invité lañu. ba ci lan xanaa xamoon ni fii sama kër la ma ne bëggatuma fa gis benn journaliste laa wax te sax yow sa sœur bi mu dee ba léegi da ngaa soppeeku yow lii rek nga daal di siiw. lan ngay wax ni pa demal gérer sa bàyyi bu bi laax door waaye du sama kër de mbaa dégg nga. doo ma empêché ma wéyal sama combat à bout. soo génnee pour def bii interview laa wax dootoo teg sa tànk fii sama kër bi yow yaay choisir la da nga war a wax ak sa doom ji nag da nga seet nan nga ko yare woon. Moussa yow yaa fi indi journaliste. man la yaay dañ may interviewé te fii moo gën pour wax ci Anta. Moussa s'il te plaît ñaan naa la nga delloo si sa xel nag sa sœur dee na mat na déjà 2 ans te dootul dellu si waat jamais boobu ba tey yaa ngi ciy waxte noppalu woo mbas léegi nag ça suffit léegi ay yaxam sedd na. maman Anta sama lépp la woon te wóor na ma ni dara umpule ci jàppale ma si sama combat ngir ma mun a ubbi centre bi en sa mémoire ak lépp lu mu def pour ñun. dama ne ban combat yi da nga war a fexe noo delloo Abidjan looloo gën ngay attirer regard yi si suñu famille Moussa xamal ne sa yaay ngi dund dans la honte. jéemu ma sax bàyyi franchement maman bett ngeen ma trop. fii at boo munta am na dëgg yoo xam ni mënoo ko wax say waajur
mais man yenn saay damay faral di weddi yenn doxalinu aada yi li am mooy samay waajur am nañ naqar lool ci deewu Anta itam du aada di wone sa naqar faaw ñu wone dëgër moo tax ñuy def comme si Anta musul exister yërëm naa leen lool waaye yàlla baax na. Ça va mon chéri? fii ci Dakar ci quartier Madiana centre Renaissance baa ngi soog a tijji ay buntam centre bi dina dalal toppatoo te faj ñiy jël drogue ñu dem fa daje ak directeur bi di Moussa Ndiaye. centre bi mooy nekk seen kër ubbeeku pour ñëpp te di dalal ñëpp ci centre bi ñun dinañ leen gunge ci nu mu waree ngir ñi dellu si seen société mi leen rejeté par peur et par ignorance drogue réalité la ci sunu société donc nguur gi justice police Papa, santé ak kañ la Omar di dellu si nag? mën a liggéey ensemble pour trouver des solutions yu méngoo ak sunu loolu da nga ko war a laaj sa maman madame le juge war nga am tontu ci loolu. Bachir kaay maman chérie. Omar dina dellu si kër gi dégg nga ma maa la ko wax. fekk si la ci bi la liggéey comme nañu koy nemmeekoo ci yeneen i frontière ndax defe nga ne loolu liggéey bu mën a yomb la si mim réew. am na yeneen doxalin lu dul yóbbu directement prison ñii di jël drogue nañuy essayer liy dox ci yeneen dëkk yi àndandoo ci lañ mën a changer lépp jërë ngeen jëf. kii du Monsieur Ndiaye ça faisait longtemps jéggalu mais nekkagoo ba léegi sama liste rendez-vous. je jàpp ci rek joxoon naa ko document yi ci semaine bu ñu génn dama bëggoon xam rek lu mu ci xalaat. au fait da nga bëggoon woo waa sécurité. yow ci sa avis. bonjour votre honneur jégal ma sama ñëw bi nii de mais jot na absolument ma wax ak yow. une minute pile. Moussa 1 minute dama am audience ñu dem. voyons génnoon nga fi Sénégal amoon na fi at pour dem installer Côte d'Ivoire ubbi fa benn restaurant de luxe bu la jural xaalis bu bari foofu nga takkee jabaru médecin te moom foofu nga ko bàyyi damay gëstu toujours si nit ñi may harcelé weddi woon ne ñàkk nga sa sœur Anta faatu si overdose mat na 2 at ci nga daal di changer sa xel dellu si Dakar lire naa say document gis say projet prise en charge si ñooñu nga xam ne ñooy jëfandikoo drogue yaa ngi wër di wax si média yi si bii centre d'habitude ñëppay xas ña nga xam ne ñooy utiliser drogue dama bëgg nga honnête ak man Moussa da nga yaakaar ne yow yaay coupable ci sa deewu sœur Anta. ginnaaw sama deewu sœur Anta dama mujjee dellu Abidjan jéem a fexe retravailler jéem a amal nit ñi njëriñ jéem naa suivre formation ci centre buy aider ay drogué jàpp naa ne am na avenir te yërmande société bi ak seen famille yi lu mun a nekk même pour ñoom sama sœur bi defal na ma lu ne madame alors boo ma laajee si je me sens coupable de sa mort jàpp naa ne ñun ñëpp ci nii mbaa ci ne ay responsable lañu pour chaque overdose ci dëkk bi. Moussa am na lu ma comprendre te bëgg naa lool nga expliquer ma nga bëgg a intégrer ñaari xale yi Boubacar Traoré ak Djibril Gaye ci sa programme. Djibril jirim la te di mineur teg ci tamit bi ñu tàmmee drogue en prison Boubacar moom c'est sama mujjeelu visite ku ko gis xam na ne commencé na perdre la tête ñoo tax ma sumb bi programme pour détenus yi woon autorité que seen place n'est pas derrière les barreaux ay simple consommateur la ñu war a jàppale madame
baax na Moussa sa histoire am na solo te d'accord naa ci dinaa fexe ba libérer détenus yi pour bi phase expérimentale. personnellement li ma xalaat mooy jeunes yi amuñu seen place ci prison bi lii yëpp daan naa ko wax dans le passé ngir rek bëgg a changer situation wu xale yi xam nga rek suñu réew mi. après nga abandonné. Passons. Moussa, si jamais expérience bi fiasco. Premièrement, yow ak sa équipe da ngeen dem prison. Deuxièmement, dinaa la waatal ne beneen centre d'aide bu mel nii dootul amati ci réew mi. te mënuloo imaginer ampleur de dégâts yi. jomb naa ànd ak ñuy perdre. est-ce que wóor na ne di nga dem ba jeex Moussa Ndiaye. bien waaye nii nañu nar a procéder. nouvelle bi mooy gis naa madame le juge Niang dënk nañu ñaar détenu ñaar ñi tàkk ci sama deewu sœur jàpp naa si sama xalaat dinañ def affaire bi. Moussa yow dang ñu yàpp wala détenu yi fi nekk yëpp ñaar ñii nga si choisir di nga may journaux yi lu ñu bind si instant yi ñu génnee. ñii mérité nañ une seconde chance te ñu nekk ak ñun seet naa ne muy liy jox gëdd suñu centre dina baax gaay yi. yow mënoo ma bàyyi merde maa ngi door tàppi ni ma ko mënee. du calme Weuz da nga am visite. continuez leen tant que parewu leen du ngeen wàcc. Bonjour Omar. Omar, ni ngay tertoo sa maman. Désolé madame duma sa fils danga nekk di jaawale man doonatuma sa fils ma doon sa prisonnier nga nekk sama noon yaay te loolu fi nga jógee mag yow sekkatuñu lenn. déglu ma imbécile su ma falsifié wuloon sa PV di nga am peine bu gën a gudd compris. parce que madame gis na ni ci mbégte lay dund ah que am naa droit lekk ñetti yoon par jour et que guddi gu nekk sa doom dafay tëdd ci darab soo teg ci xëy na sama cellule day xeeñ pàcculi. soo laalu noonu li ñuy tere tey jii du la fekk fi ñu la dugal nii. gisuma benn yaay buy tëj lu doomam prison bordel yaay juge te danga am yi toni pouvoir te bu la neexoon nga éviter ma lii. Omar kañ ngay assumer ses erreurs nangu say responsabilité te yow nga am jom. te foog nga ne biir prison la góor di amee jom mës nga teg sa tànk ci bërëb yi. Omar. bien sûr que non te bëggoo sa talon yi tilim c'est sûr madame la juge. te yaa nanguwul ma set si la parloir. jëluma lu dul sama famille et amatuma ci tous. xale bu jigéen bi xanaa moom amul famille hein tey nag nga may ñëw wax affaire famille. mais dama tiitoon bordel jàppal ni dama tiitoon ce soir là. xam naa mon fils xam naa déglul jàpp naa ne trouvé naa benn solution pour génne la fii waaye Omar ci biir condition
maintenant fi Abidjan danga maa abandonné. chérie jotoon naa la wax ne war nañ jaay restaurant bi. sama carrière ci clinique bi nag bàyyi nga ci xel. te loolu weesu na dama am engagement fii. jàpp naa ne man itam ci sa passé laa bokk. déet bul wax loolu chérie yow yaay sama lépp. woowaat ma plus tard chérie ok je t'aime. hey Awa tey libéré wu nga. ci aka jafe woon ma convaincre sama jëkkër waaye mënu ma la woon bàyyi. merci am nañu lay xaar ci buntu bi. est-ce que du détenu yi ñoo egsi. non yaakaaruma ko xaaral ma xool. ñëw leen entrez. bonjour. salaamaaleykum. entrez. toog leen. bismillah. sama doom ndimbal laay sàkku nga jàppale ma aider ma fille su dul loolu dina sànku dama la kaa bëgg confier téyel dan maa jox bii papier. lii mooy injonction thérapeutique mais lan la def ba yegg si fii. ami da doon jàppanteeg baayam mu porté ko plainte lii de moo tax tey mu génn ko kër gi au tribunal ñu tase fa ak juge bu compréhensif mu jox ñu ñaari choix mu dem faju rek wala mu dem prison leer na ma ne du amaat chance. comprendre naa dafa am addiction à l'héroïne. hey on se calme mësuma nekk jonki man jëloon naa ay truc à une époque mais lépp baax amul benn souci bogos. yow Ami doo réglé ba ma la gisee ki télé bi je me suis dit ce Moussa mooy sama dernier espoir pour sauver ma fille rakkam yi ci kër ga safara la ñuy dundeek moom te papaam dàq na ko ci biir këram. et pourtant sama jiwaan la sama dund laa si def ba jeex s'il vous plaît delloo ma sama dose maman. écoute-moi Ami dernière bi la tuuti rek dernière. écoute-moi Ami. jox ma sama dose. lii may def nii yëpp pour nga baax la boo bëggee dellu si ci kër gi jotaat sa place da nga war a nangu ñu jàppale la. Ami nañ def au moins benn essai 24 heures su ma la convaincre du ma la téye di nga gis di ngeen déggoo bu baax. juge ñaa daf ñu dénk benn boy rappeur Woz kenn xamu ko ci géew gi mënuñu lu dul bàyyi ko xel ndaxte xamuñu lu bari ci moom. Buuba moom ak Jibril jàpp naa ni dëgg-dëgg mënoon naa am ñeneen ñu leen gën sama faru rakk ak ki nga xamante ne moo ko mujj jox li nga xamante ne moo ko rey mais bon lu yàlla def kenn mënu ci dara. waay mais kii lu may xoolee nii sorcière. s'il vous plaît. Boubacar Traoré perte naa lépp lu ma yoroon ak ñi ma amoon ndax cocaïne. man dama soxla briquet est-ce que mën nañ tox fi. dalal yow te nga bàyyi ko mu wax. ma nekkoon tailleur bu mag waaye sama gént mooy liggéey ci mob design. ndimbal laa soxla ngir doonaat ki ma nekkoon. Aminata Sow dama daan jël héroïne mais mag ñëpp a yam fii damay nekkat jigéen bu taaru bu rafet bi ma nekkoon. te ngay jël héros sànku nga ma vieille. sama famille yëpp bàyyi nañ ma ndax drogue bi may jël ba mu des sama yaay rek pare naa ngir génn si suba su ma ko bëggee.
maa ngi tudd Weuz doon rappeur. ngay drogué bu mën a coob nga naan la. lu xew may xoole Jibril Gaye lañ may woowee amul leneen. la dernière fois bi ñuy daje yow tamit da nga bëggoon a étrangler lan mooy seen plan da ngeen ma bëgg rey su may nelaw yéen ñaar. lii de nuróowul sax lu nar a yomb mais pare woon naa ànd ak ñoom pour gunge leen comme am na lu ma xam ci togg maa waroon njëkk a jiitu ci liggéey bi defar carpaccio concombre bu saf lépp demoon na bay jaar yoon après xam nga rek. waa mais fichier xanaa mënoo xool fi ngay jaar. calmez-vous li ma leen mën a wax mooy fii ñoo ko bokk donc war ngeen jàng ni ngeen mën a contrôler seen bopp respecter seen biir waay est-ce que yéen a ngi may dëgg. ok bu mu amati. lan nga bëgg Miss Héroïne. def benn coup de fil. da nga fi gis télécentre fii. jox ma léegi téléphone bi nga sàcc ci infirmière bi wala ma siiwal la mën naa la delloo fi nga jóge léegi Mr Tola. Flip flap, hocus pocus, if it Morris Murs. I'm doing my thing by my own, I don't care a fuck. Fuck you, my nigga. Suck my dick, my bitch. Click clack, my nigga. Freaking style, my nigga. Why, ako? Why, me, yo, wér nga? Salut Fatou man laa mi xoolal déglu ma benn centre laa nekk sama yaay ma fa yóbbu duma la mën expliquer lépp fii def ma sëñ si numéro bi dama la soxla dafa am lu ma la war a tegal na nga si bàyyi ay unité dinaa ko soxlawaat. Ça va, petit? Yeah. Lerna. C'est bon, dinaa ko livrer dès ce soir. À part ça, am naa benn deal pour ñun ñaar. Yor naa fi 500 grammes de poudre magique. da nga koy jaay yaa moom 25% yi. Et puis boss bi jarul muy yëg yëpp suñu deal la entre man ak yow. Hey, maa doon couvrir say business. delloo ma ascenseur bi. Et puis dégg naa sa frère bi jot nañ ko libéré. Gani. xanaa ma souhaité la bon retrouvaille ak sa frère. Sacré cher. Bonsoir madame le juge. kañ nga ma naroon woo. ey waay wax nga dëgg de excusez-moi mais waroon naa la. alors mbaa yaa ngi contrôler lépp. waaw madame na sa xel dal bu baax tout va bien. S'il vous plaît, dis-moi. Ami mais lan moo la dal. J'ai
bul ma teg sa loxo bàyyi ma allo bàyyi ma Ami la dafa def crise de manque ana méthadone bi Ami mais ana double bi Bouba Boaz defal ndànk